grand Thiandoum grand. waaw Babacar maa ngi. grand reziar naa la. reziar di ziar waa Mprod. waaw maa am nga jàmm. waa jàmm ju bëree bëri sant yàlla bu wér a wér alhamdulilah. naka dëkk beeg corona ba fa làqu woon man dama la gëj a gis grand. waaw man na gis nga ba ñu confiné ba léegi dama faa doxee tàmm confinement. waaw ay farine ak ay beñe damay nekk di lakkal waa kër gi beñe di def ataaya fi may waxee ki yow nii ci Lido laa jógee ma ak sumay doom ak suma soxna ak waa kër gi donc ba léegi daal pratiquement bu ma wàccee du ma génnaat ba keroog may dem liggéeyi jiwaat man daal xam naa ne foofu laa ko kal dem naa ba làggee ci nag mënatumaa dem fenn. mais barki dem maa ngi lay déglu reportage ba ca match ba Liverpool Ajax ba. waaw xam nga nag man moom gannaaw daal yow laf cat daal. xam nga ñu bëri làmb dafa bari doole. ba nanguma ci lu bari. mais ñi ma xam dëgg xam nañ ni football moom sax moo ma indi RTS. et j'ai fait 3 coupes d'Afrique des Nations. donc ñu ci bëri dañuy fàtte ni Malick Thiandoum reporteru football la woon. mais par accident ma ñëw ci làmb ci moment bu nga xamante ni dafa fekk génération bii tey ñoom Balla Gaye ñoom Gris Bordeaux ñoom Lac de Guiers ñoom Modou Lo ñoom Eumeu Sène ñoom ñëpp di yéegandoo fekk aussi Gaston nekk ci avènement ba nekkoon ci saison de feu ma nekk RTS yoroon presque combat yëpp ci moment boobu lañ ma ni par force da ngay def lamb. waaw ma dugg ci nag ba làgg ci. mu mel ne sa diggante Gaston foofu lañ ne mën nañu fa la déparé ba tey moo continuer sa diggante Gaston loo ci mën a cof. waaw Gaston moom wax dëgg yàlla dañoo def carrière bu extraordinaire man ak moom parce que depuis claf bi man des fois damay dugg ci YouTube may déglu yenn combat yi man ni ndekete lii sax man maa ko reporté je te jure fàtte naa combat yu bëri yu nga xam ne reporté naa ko ba ci yii nga xam ne moom la taxawal muy Eumeu Sène ñaari combat yu mu bëri ak Lac de Guiers yëpp man maa ko reporté 10 ans il y a 10 ans de cela et il y a 8 ans de cela ñaari combat yëpp man maa ko reporté te Gaston moo ko organisé woon même bi muy organisé saison de feu bi ak combat yu graaw yi mu fi defoon ay Bombardier contre Yekini et cetera ay Tyson Balla Gaye 2 ay Balla Gaye 2 ak nu mu tuddati Baboy ba may wax qui est le vrai lion donc loolu yëpp liggéey nañ ci man ak moom mu demoon ba man dama doon xuloo ak Gaston parce que ku nekk ak moom di nga xuloo ak moom dama naan defal lii ma ne ko père defuñu lii la ñuy def mun ma waa léegi man maa fay sama xaalis wala yow yaa fay sa xaalis man ko yow yaa fay sa xaalis mais man maay liggéey ci télé bi du li nga bëgg laay def li ma sentir laay def mun ma waa léegi defal su ma defee mu affaire bi réussir mun ma pourtant nag c'était bien ah c'était bien da ngaa con rek mais baax na donc mu nekk sama grand nekk sama waay te itamit liggéey bi intérêt lalu ko dara lalu ko bu soo dama dem ba mel ni ku bokk ci famille am ba benn moment bi nga xamante ni saison bi jeex na muy saison de feu boobu Aminata Mbengue Ndiaye daf ko ne Gaston lan nga defal Malick Thiandoum mun ko noo defaluma ko dara Malick du toog sax ba wax ma boppam mu ni ko war nga ko defal lu ñëpp gis parce que say mbir daf ciy sonn te daf ciy demee ak le cœur ci boobu la Gaston yëkkati oto may ma c'était la première fois ma am oto bu ma moomal sama bopp Gaston yëkkati ko muy benn 2 portes bu rouge pour ceux qui se rappellent mu ñëw ni ma am ma ne ko père pourquoi nga jox ma kii bi nga jox ma oto bi mu ni ma dañu liggéey pendant toute une année musoo taxaw ni ma may ma ñaar dërëm ma xool ni nga sonne ci samay yëf ma xam ne war nga ci am dara Aminata Mbengue Ndiaye ni ma loo defal Malick man ko defaluma ko dara mun ko defal ko lu nit teg seen bët ci la jël oto jox ma. am na solo donc ba léegi lu muy dugg ci wàllu làmb aussi dañ koy waxtaane man ak moom. am na solo mu mel ni moom coow Gaston moom. ak làmbam day ànd ak coow ak wax fan yii wala weer yi diggante Gaston Gris Lac de Guiers jaar fii coow li ne cobbay ba combat yi tey mujj a taxaw li ñi foogoon sax mujjul am ndax ñaa ngi doon xaar Balla Gaye de Gris Bordeaux ñi di xaar Eumeu Sène Bombardier far ñu mujj a droit ñëw fii. waaw xam nga gas moom dafa yàgg ci làmb te tamit dafa bari ay pexe te li mu bëgg a def su koy def du ci wax ak ma Samba du ci wax ak ma Demba day def ba pare rendre compte. donc am na yu nga xam ne bu koy def du ma ko yëg mais da koy def ba pare jël téléphone am ni ma fils ma ne mu ne foo nekk mun ma am naa lu ma def de ma ne loo def mu ne taxawal naa Balla Gaye ak Bombardier man ko waa mais yow li nga prévoir oon du loolu mun ma noo affaire la bàyyi rek am na leneen lu may waajal Gris Bordeaux la bëggoon boole ak Lac de Guiers boobu aussi ngeen dégg coow li ci am mais gis nga benn moment man ñi wax ak Gaston muy mbëri ñoom laay yedd man du ma yedd Gaston. mbëri nga yedd. non mbëri laa yedd. pourquoi nga leen di yedd grand. waaw xam nga gas ñun ñëpp xam nañ ko xam nga ko xam naa ko Médoune mii xam na ko Lamine mii xam na ko Sénégal xam nañu Gaston ci tempérament am
c'est quelqu'un qui est impulsif maanaam kaay defante moo ko gënal kaay lekk man nag su ma xamee loolu ci yow duma la topp ci loolu parce que surtout yow nga nekk ku nga xam ne yaay l'employeur parce que le promoteur est l'employeur le lutteur est l'employé donc man du ma xuloo ak suma employeur damay naxante ak moom de manière stratégique ba li ma bëgg ci moom ma am ko parce que Gaston boo ko jaaree par les sentiments loo bëgg mën nga ko am mais par presse interposée ñuy xuloo ak Gaston di ko weccente moom ak ay kaddu loolu rafetlu wu ma ko man te woo naa Lac de Guiers wax ko waaw. léegi ma ñëw si Gris Bordeaux kon su ma la déggee Gris moom waru ko na topp ba Gaston ci coow li. non waru ko woon topp. waru ko woon topp ci coow li xëy na peut-être benn moment heurté na sensibilité am heurté na honneur am mais mooy li may wax ma ne mer dese xel du ñëpp la ko yàlla may te loolu maanaam nu ma koy waxee valeur la ci nit. mer dese xel valeur la qualité la bu nga xam ne du ñëpp a ko mun a am ñu tooñ la nga muñ tooñ bi réglé ko neneen lu dul coow. parce que Sénégal dafa bari ñu nga xam ne bu coow xësee jub dañuy jël essence sotti ci. maanaam daal dañuy fekk sawara sotti ci essence. waaw dañuy fekk sawara sotti ci essence dem ba indi ci wax ji lu nga xam ne moom la ñu tuddee ñëg te bu ñëg xësee am problème day daal di am. voilà problème day yokk donc malheureusement Gaston a heurté la sensibilité de Gris. Gris wax peut-être ba. wax lu nga xam ne xëy na mu waru ko woon wax donc parce que Gaston lu ñu mën a wax seen père la seen père la boo xee mu ni ñoom ñëpp maa leen kii pourtant bi coow li jubee wax ji kii woo nañ leen di leen jubóole waat bi ñu demee ba nga xam ne tey fay des na ci dañ leen a woo encore médiation amaat donc fu nga xam ne bu ñu waxtaanee juboo waxtaan moo fa war a am mais xuloo waru fa am te mbër yi waruñu xuloo ak Gaston nañu fexe ba jël li ñu soxla ci moom bañ ko fekk ci xuloo parce que am na lu nga xam ne ku la ci fekk yow lay yedd. Gris Bordeaux c'est le grand perdant. waaw dans cette affaire bi lépp wéyee ba pënd bi wuri tey jii Gris Bordeaux est le grand perdant. et le grand perdant. ah oui il est le grand perdant man mun naa wax ne bu doon ne ay joker la ma ni grillé na joker moom Gris Bordeaux. waaw parce que tey boo xoolee ses adversaires potentiels ñoom ñëpp am nañu combat donc te làmb dafa toll fu nga xam ne ci Gris Bordeaux. at yi dootu ko fi xaar doole ji dootu ko fi xaar te tamit saison boo dépassé pertement la pour yow et aujourd'hui coow li dem na ba amatul possibilité bëre actuellement xanaa mu wàcc xanaa mu wàcc. maanaam bu wàccee koo ko xalaat. mu wàcc ci gone yi jox leen chance. yan gone non man sax fi mu nekk nii est-ce que gone gu Gris Bordeaux war a bëreel sax mais c'est un peu compliqué pour lui. Mais non Gris mënul ñu koy lijjanti ak Balla Gaye muy dem di bëre ak Sa Thiès ça je ne le pense pas il ne l'acceptera pas il ne descendra pas aussi bas même si Sa Thiès war na mën a bëre ak kii te Sa Thiès sax dégg naa am na combat donc. booy yi fi mu war a bëree sax booy yu tàng yi mu war a dajal sax am nañu combat. mais Lac ëmma fii est-ce que bi yoon dinañ tàqalikoo. bu leer nañ la ñuy tàqalikoo. ci naan nañ la ñuy tàqalikoo bu leer nañ wala. ci jël bu leer nañ la ñuy tàqalikoo parce que combat la bu nga xam ne en fait dafa diis ci ñoom ñaar diis na ci Eumeu Sène parce que Eumeu dafa jóge ci défaite bu nga xam ne daf ci perte roi des arènes et puis ak manière bi mu ko perte. mu am lu nga xam ne war na ko reconquérir ci làmb parce que bu bëggee jëlaat roi des arènes foog mu gañewaat tey jii ki nga xam mooy Lac de Guiers looloo koy delloosiwaat ci course roi des arènes mais aussi mu ameel ay supporters am bor ameel waa Pikine bor parce que keroog Pikine nañu ñibbee neexu leen te bëgg nañu ëllëg suñuy ñibbiwaat ñu reetaat te Eumeu Sène moo leen ameel bor boobu. mais âge est-ce que du fa jouer. waaw at yi du fa jouer Madoune Diouf beneen bi ci des Lac de Guiers balaa may egsi ci question Madoune Lac de Guiers dafa jóge ci victoire controversée moom ak Boy Niang numéro 2 mu nekk victoire bu nga xam ne am na ko mais ak lu làmb ak les puristes de la lutte xaw nañ ko mere parce que manière bi ñu bëree ñoom ñaar keroog ñu bëri dañu jàpp ne Lac de Guiers du rasukat la du def katu spectacle du attaqué kat ak yu mel noonu ba bëgg ko cataloguer ci loolu te pourtant bu ñu xoolee dans le rétroviseur xool ay combat yi mu bëre ci claf bi xool parcours am ak ñi mu daan Lac de Guiers est un fin technicien day attaqué nga song ko mu def la affaire donc ku ne mënul bëre da nga xamul làmb ku ne rasukat la da nga xamul làmb te rasu ci bëre la bokk ñu jàpp la nga fexe ba génn ci loolu ku mënta bëre doo ko def
parce que loolu ci technique la donc ça veut dire que c'est un lutteur complet bu nga xam ne dafa naqaree daan parce que aussi jël bu ñuy wëlbét gàng ba toog ci kawam mbër mus ko def lu coow li bari kenn mus ko def donc aujourd'hui moom war na aussi relancer wu te xam ne dafa war a bokk ci titre ci course roi des arènes. moom Lac de Guiers daf ci war a bokk loolu dafa manqué ci palmarèsam te ñi mu départ ndoor ñoom ñoo ko yor fi mu ne donc lan moo ko teree am safara gi mu war a indi. te ci combat bi la war a indi tàkk-tàkk indi safara ba ñëpp ne Lac de Guiers mi xàmmee wuñu xëppantaasi. mais loolu ci la war a nekk. mu doonte ak ki nga xam ne moom mooy Diène Kaïré. waaw loolu nag mooy combat bu neex bi parce que Baye Fall bi ku ko xam-xam ne ay kuuram la yor. Modou Anta. waaw bon waaw peut-être moom dafa laaj ci âge mais xam nga âge man ci sportif surtout ci sport de combat nii âge bi Eumeu Sène toll man gëw ma ne dooleem wàññeeku na non. gisoo loolu déedéet gisuma loolu. Eumeu ba léegi mi ngi am doole Lac de Guiers ak Eumeu magante bu extraordinaire bu nga xamante ni nii Eumeu dina mën a ñëw jaar ci ko wala Lac de Guiers dina mën a ñëw jaar ci kaw noonu l'âge ne peut pas être déterminant dans ce combat. li combat bi li ciy gën a déterminant mooy sérénité engagement ak safara. waaw. xam nga bi ñuy njëkk a bëre maa ko reporté Moustapha Gueye moo nekkoon sama consultant c'était en 2010 dañoo bëre ba Moustapha jóg taxaw ni lii mooy combat lii mooy combat voilà Malick lii mooy combat ma ne ko moom Moustapha dalal toogal parce que les gens étaient séduits deuxième combat bi également neexoon na mais ba léegi Lac de Guiers balaa muy nangu sax victoire bi dafa ñëw ba sama plateau ñu teg ralenti bi mu ne Eumeu Sène yàlla na la ndam li ji waaw guitare donc xam nga mu ni dama koo guitare léegi nag guitare solo guitare basse après on verra ba xool bi yoon guitare la ñuy indi wala rumba wala tumba wala sabar lépp rek mën na ci am parce que xam nga waa sa Eumeu Sène xam nga fi mu bokk waa kër surtout Samba Xoyaan la bu ko neexee indi njiin bu ko neexee indi talmat bu ko neexee indi sabar bu ko neexee indi gorom wala ndeer wala bu ko ci neex indi. ay kii la ñu dañuy gàtt yi la ñuy ñëw indi ko def li nga xam ne moom la kankurang yi def. daal di dóor xobu miima yi dem. mais dina neex lool. mais Modou Anta ak ki nga xam ne waaw combat bu rëy ngoogu combat bu neex la. parce que Diène tey combat bi combat am la. waaw parce que Modou bu ñuy xool wax dëgg yàlla moom moo jox chance Diène. Modou moom moo raw Diène ci làmb. amaana bu fekkoon ne adversaire yi mu ciblé nangu nañu bëre ak moom sax du bëre ak ki nga xam ne tey moom moo di Diène Kaïré mais Modou gàttaayam boobu saf moo tax gars yi di ko moytu dafa saf vrai Baye Fall la te fu mu ñëw kuur gi lay indi boo dof loo mu di mbax la amul lu muy ragal ci làmb c'est-à-dire amul tiitukaay donc ku ko jël am nga client moo tax Diène Kaïré am na client te Diène combat la bu nga xam ne moo ko war a yóbbu fu sori c'est le combat du déclassement pour Diène bu raté examen bi day wàccaat ci suuf